Midi Culture. ñi fare ci kujje gi taxawal nañ kuréel gu bees ngir noppi kon ngir jaamarloo ak nguur gi fi nekk démb sax daje nañu ci seen biir ba noppi ni ubbal nañ seen i buntu ngir képp ku fare ci kujje gi ñëw fekk si leen ndax li Aïssata Tall Sall ni woon dañoo war a boole élection locale yeeg élection législative yi dafa nar a nekk dëgg laaj bu samp la nekk ci biir nguur gi ak ñi nga xam si ñoo féete ci kujje gi ñàkkum kaaraange gi tere nelaw askanu Ndakaaru moo tax kon ñuy sàkku ay patrouille policière ci nguur gi fi nekk reportage bi tey ndaw yi jëfandikoo bière ba dem sax bay mandi lañ ko daal di jagleele li mbokk yak leneen buñ ci noppee dinañ ci boole ne ni ponk ba ci biti réew tàggat yaram soogaa dugg ci pàcc bi nu jagleele aada ak cosaan mu gën caa fës kon Pape Diouf mi dëggal ni pare na ci Prince Art ba jël yoonu boppam nara fësal sax album bu yees démb la doon amal janloog taskatu xibaar yi leneen lu nuy waxtaan ci bile jotaayu xibaar moo di sër ak woddu nekk mbir moo xam si seetlu gi moo di tàmbali naa nax saay gëstu bi tey Empire du Jolof lay doon gan gi ak li yëglekaay xëye tey mooy buural Midi Culture ñu ñaanalante daaw dëgg yi moo nekk ci machine bi Midi Culture. Midi Culture Serigne Saliou Seck ngeen ci àndal maam ci mbégte ak contentement bu mag di leen ko faram-fàcceel na ma leen ko waxee ca bopp ba rek la ñuy duggee ngeen ci yaatal gi mu di kon Idrissa Seck maître Madické Niang El Hadji Issa Sall El Hadji Malick Gakou Pape Diop Hadjibou Soumaré ñoom nag ñoo booloo defub dànk di waxtaan ci seen biir ay pexe yoo xam si ngir jaamaarloo ak nguur gi fi nekk la gannaaw ba njiitu réew mi di président Macky Sall joxante loxo ak président Abdoulaye Wade ñoom it ñu yokk ci ni kon ndaje mi doon amal démb sax Ousmane Sonko teewu ko waaye tamit Khalifa Babacar Sall li tax fekkewu ko moo di ne dafa di nekkut ci réew mi te bés bu ñëwee tàllal nañ ko loxo ngir mu ñëw bokk ci seen biir ñu teewlu ci loolu kan ki yore woon seen kàddu ni ki démb di professeur El Hadji Issa Sall. mais yàgg nañu gisee boo seetloo élection yi juste bi mu passé doon nañ gisee di génn ay communiqué gisee kat boo dee politique moom li ngay waxtaan rek mooy li soxal réew mi parce que ñun ñëpp ay politiciens lañ donc li soxal réew mi rek moo tax ñun gisee toog di waxtaan pour dëgër nag suñu àndandoo ngir defarle askan wi bugg rek loolu kay defe naa ne kuy def politique moom defe naa askan wi tax ngay politique loolu kay amul benn jafe-jafe waaw mais gise bi xam nga du lu bees dañu wax ne boo déggul communiqué bi ñu leen envoyé dañu wax ne gise woon nañ gisewaat léegi nag dañu koy formaliser mooy def ko rek en acte loolu la mais du mbir mi du lu bees je pense que yàgg nañu gisee quand même di gën a ay communiqué xam naa nag fa nga jëm mooy lan ngeen wax mais li ñu wax nag mënuñu tëb rek wax ko mu nekk nii tant que tooguñ ko ba mu ñor génnewuñ ci kenn dañu élargir cadre bi dañ ko élargir boo nee diw ak diw nekkuñu woon candidat léegi dañu dépassé affaire candidature xam nga candidature aussi du statut mënoo ne da ngay nekk candidat rek déedéet léegi dañuy seet rek ñi nga xam ne ay kàngam lañu ci opposition bi dañu bokk xalaat ñu continuer suñu waxtaan dañ ko élargir ñun xëy dañuy sawar sax pour mu bokk ci Khalifa mais xam nga sànq bi nga ma waxee laaj yi ci tubaab damal ne da nga ne contact nañu ko man la yow ndax Khalifa mu ngi Sénégal. nekkoon kàddu yi professeur El Hadji Issa Sall bokk kon ci ñuy fare ci kujje gi te booloo jamono ji ngir ne dañuy jaamarloo ak président Macky Sall moom président Macky Sall sax ci moom la ñuy wax ba tey ndax jamono ji daanaka dàq gi ñuy dàq élection locale yi di élection bokk moomeel ñu bëri la ñu daal di gis moo di moo nekk ca ginnaaw élection législative yi ak élection locale yi nag ca jamono bu ngeen fàttalikoo Aïssata Tall Sall li mu waxoon moo di dañ ko war a boole mu nekk ci atum 2022 toppandi gi ak Aminata Ba. ginnaaw bi njiitu réew mi Macky Sall daal di randale falub ñiy jiite mairie yi ci conseil des ministres bi mu doon amal ci fukki fan ak juróom-benn ci weeru octobre bi ñu weesu élection locale yi nag ñoo ngi ko naroon amal ci benn fan ci weeru décembre bi ñu dëgmal coow li door bi maître Aïssata Tall Sall di njiital mouvement Oser l'avenir yëkkatee ay kàddu ba ñu amalee falub njiitu réew ba ca ëllëg sax ngir ñu boole élection locale yi ak yu législative yi ci atub 2022 boobu ba tey ñi nekk ci langu politique bi ku nekk ak ni nga ko gisee ñenn ci opposants yi ànduñu ci boobule xalaat wute lool gis-gis ak majorité yi donte bu fekkee ni sax kenn xamagul kañ la ñuy amal yile élection ñenn ñi jàpp ne bu ñu boolee élection locale yi ak yu législative yi ci atub 2022 loolu dina arranger pouvoir bi ginnaaw coowal pétrole beeg gaz bi lu ci mënti am daal ba fii kenn amagu ci lu leer waaye président de la république Macky Sall mooy ki yore kàddu gu mujj. canta ngërëm ñel na la bu baax a baax Aminata Ba ngeen di woy di déglu Midi Culture ci rajo King FM midi moo jot ba tegal juróomi simili. Suivez-nous sur notre site web
www.kingfm.sn. ñu wax ci insécurité fii nii ci diwaanu Ndakaaru di wàllum ñàkk kaaraange loolee nag jamono ji fii ñi fi daal di yeewoo nee nañ dañuy jànkonteek moom saa su nekk léeg-léeg sax ñuy dem ba ci dégg ñu ci ñàkk seen bakkan tax ñuy sàkku ci police ñuy wëyal liggéey bi waaye tamit di ko def saa su nekk. reportage ci mbeddi Ndakaaru yi may mun a jeey lu si bari si mbeddu Ndakaaru yi ay samba boy dañuy fay bari di faat ay doomu aadama di sàcc wala di sàkku ay xale yu jigéen ci noonu askan wi ñoo ngi ñaxtu li nga xam ni mooy ñàkkum kaaraange bi nekk si Ndakaaru 15 heures sax dañ koy agressé 9 heures ci suba sax boo génnee ñu agressé la te loolu xam na ne insécurité boobu mu ñuy bëgg a rey sonal nañu trop ba ci kanamu yàlla. gox boo mën a dugg ci Sénégal amatul sécurité ndax lu tax xale yi am na si ñoo xamante ne ni amuñu jom pour liggéey ñii amuñu liggéey waaye nag ñàkk liggéey war tax doomu aadama bi dem ba liggéey wala am lu mu lijjanti ba def ko ci poosam nga wax ne da nga koy agressé nangu ko ci moom. ñoom nag ñoo ngi laaj ay saafara si mbir moomu le dañuy faral toujours di joxoñ baaraamu tuuma état bi parce que moo fi nekk mais je pense que ni dañoo war a joxoñ baaraamu tuuma ñun suñu bopp muy population sénégalaise bi ñiy agressé ñun la Sénégal la benn dëkk bi la ci benn pays bi la génnuñu fi. ci agression bi moom foog état bi jéem lu mu ci def soit mu engagé ñoo xam ne ni ñii ay ndaw la ñoo xam ne wala koñ bu nekk ñu am ay des agents de sécurité yoo xam ne ñu mën a toog di mën a teewlu nit ñi ci seen kaaraange. at wu nekk dinañu wàññi ay kaawu dese wala ay gaañu yu samba boo yooyu le di def mu nekk mbir mu yéeme te askan wi di ko dund bés bu nekk. jaajëf Maimouna Dieye yegg si nañu kon ci reportage bi tey nag dañ ko daal di jagleele alcool nekk bière boo xam si jamono ji ñu koy daal di jëfandikoo bëri na lool rawatina ndaw ñi loolee tamit dem ba buñ ko defee rek dañuy tàggook seen sago mu nekk mbir moo xam si ñu bëree bëri joxoñ nañ ci baaraamu tuuma ñi koy def ba ci waay juri waaye tamit di woo ñi nga xam si ñoo fare ci nguur gi ñu sàkk ci pexe reportage u Aïcha Sall. jamono bii ci Sénégal jëfandikoo sàngara ak sinébar nekk lu doy waar Bintu Baro gis ni ndaw yooyu di ko jëfandikoo dañoo wàcc seen ànd. ñàkk yar rek xale yi léegi dañoo amul benn éducation ba pare xale yi am nañ fit bëgg nañ xaalis teel a bëgg lu bon xale yi léegi faale wuñu mag faale wuñu kilifa faale wuñu kenn. ñaari soxna yii di ko dëggal te yokku ci sax ne fi ñu dëkk ndaw yi fa nekk dañuy tuux ak a naan. dëgg yàlla gis naa ko fi ba tàyyi mooy xale yi 15 moom bari na fi da ngay gis xale yi 15 da ngay gis mag ñuy 15. xale yi yàqu nañu yàmbaa gi bëri na fi gens bi bëri na fi drogue bi bëri na fi. Hamadi Tumbu di joxe yi lay saafara. ñu tëj yi nga xam ne xale di fay naan li si des volet éducation bi ak communication bi ñu jël ñi nga xam ne mën nañu waxtaan ak ñoom ñu revenir leen à l'ordre. ñaawteef yi nga xam ne jëfandikoo sàngara ak sinébar bokk na ci li koy indi mu ngi gën di yokk ba tax askan wi di sàkku ci état bi mu jug si ngir mu wàññeeku. jaajëf Aïcha Sall midi moo jot ba tegal juróom-ñetti simili ci aéroport international Blaise Diagne. bàkk boobu kon xibaaru biti réew yi lay yëgle ak ñun ci studio bi Penda Badji maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Serigne Saliou Seck. mi ngi noonu kon dañ koy tàmbalee ca réewum Botswana foofee moom élection ya fa doon am mu mel ni ki ko daal di jël moo di Mokgweetsi Masisi. Mokgweetsi Masisi moom nag fal nañ ko ci groupe juróomi at ginnaaw vote bi ñu doon amal ni ki démb ci àllarba ji yem ak ñaar fukki fan ak ñett ci weeru octobre parti bi sax daanaka actuellement moom moo ëpp majorité ci assemblée ba ayatam nag ci juróom fukk ak juróom ñett moom nag mu ngi uutu ci bi lépp bu njëkk bopp réew weeru avril atum 2018 bi wees donte ni nag gàtt na ndax boobee ki nga xamante ni moo fa nekkoon di Ian Khama moom dafa daal di démissionné te loolee sax daanaka charte réew mi daf ko daal di dàkk ndaxte foofee fukki at nga war a nekk ci bopp réew mi loolee mooy seen mandat ci fàttali nag moom mi ngi uutu woon boobule réew atum 1966 date boobu sax ci la réew moom amee woon indépendance muy réewum Botswana naka noonu itam moom daanaka sax amoon attentat bu rëy bi nga xamante ni mi ngi ko doon xaar ba tax sax ci la daal di woon ñàkkee réew ma laata ki nga xamante ni ma ko utu léegi di ko utu nit ki tey jile moom mi di Mokgweetsi Masisi. mi ngi noonu kon Sotsi moom lañ fay waxtaanee moo di wala sax laaj ba di question moo di ndimbalul russe jëmale ko ci xeex mbirum terrorisme ci déndu Afrique. atum 2017 ba léegi ci la Russie daal di xaatim ay accord ñeel coopération militaire ci
ak digganteem ak ñaar fukki réewu Afrique naka noonu nag mu fas yéene wëyal boobule yoon tax ba Vladimir Poutine di xamle ni dina def kéem kàttanam ba daal di soutenir bu baax a baax réewum Afrique yi xeex wàllu terrorisme ci continent Afrique yëpp mu loole nag mu nekk kàddu yu mu yëkkati ni ki démb alxames ci session plénière bu Sotchi ca boobule plénière sax daanaka bëri woon na njiital réewu Afrique ya fa nekkoon bokk na ci bu Burkina di Roch-Marc Christian Kaboré di njiital en exercice du G5 Sahel moom nag woote na bu baax yeneen ni njiital réew comme ñu def comme Russie lu mu def ñëw rek daal di bokk ci coalition internationale de lutte contre le terrorisme au Sahel notamment ñi nga xamante ne rek bokkagum nañu ci pour le moment. jukkib xibaaru biti réew yi Indonésie lañ koy jeexale wax ci roppalaan ba fa daanoon. roppalaan ba fa daanoon daanaka dañ doon def ay enquête yooyu nag moom la ñu boucler ni ki tey ji ci aljuma ji daal dinañ fësal ni nag avion boobu nga xamante ni ca Boeing 1737 Max te mu daanu woon ni ki ñaar fukki fan ak juróom ñett ci weeru octobre atum 2018 bi ñu génn taxoon nag ba lu toll ci 189 nit daal di cay ñàkk seen bakkan nee nañu nañ defaree woon avion boobu moo baaxul woon li ñu tuddee certification du MCAS di système automatique bu nga xamante ni ci biir roplaan bi lay nekk loole moom moo dese woon mat loolu moo waral ba ñu mun cee nemmeeku boobule crash plutôt tax ba ñu bëri jotoon cee ñàkk seen bakkan Serigne Saliou dafa mel ni lii moo gënoon fës ci xibaari bi ci réew yi. jaajëf Penda Badji ñu jàll ci tàggat yaram. Tout de suite, le sport. Now, sports. xibaaru tàggat yaram yi ak ñun ci studio bi Papa Madiakhate Sarr maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay bu baax Serigne Saliou Seck di nuyu bépp auditeur bu rajo King FM. mi ngi noonu kon football lañ koy daal di tàmbale ak Ligue africaine des champions Génération Foot moom nërmeeluwaat na ba tax du bokk ci phase de poule yi ñoom waa équipe bi nekk ci Déni Biram Ndaw ñu leen di woowee les Grenats donte ne match aller bi ñoom ñoo ko gagné woon 2-0 équipe bu Zamalek waaye démb dañoo nërmeelu ñoom ca Caire 1-0 la leen Zamalek daal di daan ca stade Al Salam ba tax Zamalek moom mooy qualifié ci phase de poule bu Ligue africaine des champions Génération Foot bi mooy ñeenteelu yoon muy lajj ngir mën a egg ci phase de groupe Ligue africaine des champions équipe Sénégal bi ca mujjee bokk Jeanne d'Arc bu Dakar la woon ci atum 2004 Génération Foot nag moom yóbbu nañu ko léegi ca Coupe CAF mu war a daje ak doomu Togo yi di SAE FC ci tour additionnel qualificatif ngir mën a bokk ci Coupe CAF bi phase de groupe yi match aller bi fii ci réewum Sénégal lañu ko fas yéene amale. communication bu Sadio Mané am na ay taskatu xibaar yu nekk ci réew mi joxe nañ ca seen xalaat. moo xam taskatu xibaar yi fii ci Sénégal la ñuy jukkee ci jéego yu am solo yi nga xam ne Sadio Mané mu ngi koy def moo xam fii ci Sénégal équipe nationale wala ca Liverpool jaareele ko ci ni nga xam ne noonu la Sadio Mané di communiquer ñu nemmeeku ci ak dal loolu naka noonu it ay chance am ngir mu mën a gàddu Ballon d'Or 2019 bi lépp taskatu xibaar yi yëngatu ci wàllum tàggat yaram dëxañ nañu ko dénk ko Ndeye Mati Dieng ci bile reportage. jamono ji ñu toll Sadio Mané ndam lu rëy la ngir football sénégalais daanaka sax bés bu yàlla sàkk nga dégg turam ci ëtt tasukaayu xibaar yi Bakary Cissé nekkee ca record Mamadou Salif Gueye di liggéey ci site bii di igfm.sn ak Mame Fatou Ndoye bu TFM di dëggal lu ni mel. journaliste ñu ngi ciy liggéey bu am solo pour la première fois maa ngi gis le quotidien national mi Le Soleil souvent dañuy une Sadio Mané ce qui n'est pas donné à tous les footballeurs sénégalais. mais man du ma la gën a man sama njëm li may bind Sadio Mané du ma ko bind ci beneen jour parce que peut-être moom moo fi nekk ci club bu gën a am doole moo tax tout le temps article bi may bind Sadio Mané moom moo ëpp ay clics sax man masam sax laay ko li may seetaan. depuis que mi mu commencé def ay performance am la ko presse sénégalaise bi di suivre. ngir gën a fësal seen bopp comme ni ko ñu bari di defee dañuy taamu di jëfandikoo jumtukaay xarala yu yees yi journaliste yu bari gis ne kii di Sadio Mané moom daf ci des ginnaaw. soo nekkee ci lenn di ko def ñu ne kat lii am na ci solo muy communication je suis poli je suis trop timide je suis introverti non Sadio d'accord uma c'est quelqu'un de timide du genre nit nga xamante ne dañuy bëgg a toon di affiché wu tout le temps bëgg di parler média nga boo xoolee sax li muy wax bariwul. Sadio ci boppam moo am nu muy gisee nu mu bëggee mbir yi demee. waaye nag loolee ñëpp bokkuñu ci gis-gis. bu fekkente ni gars yi dañuy jàpp ni communication mooy nga nekk ci réseaux sociaux yi lu ñor nga wax lu ñorul nga wax loolu je ne trouve pas que ça soit une communication finalement ay yëfam day mujjee soof dootul nekkati Sadio Mané. il veut prouver sur le terrain gagner sur le terrain être reconnu plus tard grâce au terrain. ndem taskatu xibaar
xibaar yi ñoo ngi def lu ñu mën ngir jàppale Sadio Mané ci Ballon d'Or 2019 gi ñu jëm Mame Fatou Ndoye jàpp ne du doy. L'influence médiatique aussi day jouer mais influence boobu noonu c'est les grands pôles de médias ñoo ko yor les occidentaux le Moyen-Orient ñun ce qu'on fait ça peut-être se résume à notre petit territoire. Mamadou Salif Gueye jàpp ne ci wàllu woowu fédération bu football sénégalaise moo ci war a jàppale Sadio Mané. Sadio Mané nekkul Liverpool kese moo ko moom ñun Sénégal da ko moom fédération football daf ci am wàll nga xam ne ci am wàll parce que il joue pour le Sénégal te vice capitaine la fédération football pour man ñoom côté boobu am war na ci jouer benn rôle war na mën a di jaay image joueurs yi tangu mettre les moyens di kër tijji ay boutique di jaay ay maillot joueurs yi. ak lu kàddu yi di wute yëpp terewul journaliste yi àndandoo jàpp ne kii di Sadio Mané mën na jël ballon d'or bu 2019 gi ñu nekk. gagner le ballon d'or si oui ay prestations yu mu def Liverpool ak équipe nationale si l'année 2019 je pense que il le mérite amplement. chiffres yi wane na ko def na loo xamante ni lu extraordinaire la jël na Ligue des champions nekk ko meilleur buteur Premier League joué fi final CAN bokk na ci meilleur joueur CAN bi affaire demee noonu loolu lépp prouesse la loo xamante ne peut-être mën na ko espérer loolu. ak saison 2019 bu mucc ayib bi mu def Sadio Mané am yaakaar ne dina wuutu kii di Luka Modric ci guddik 2 décembre gi ñu jëm bu ko defee mu daal di jot raaya bi ci loxoy Didier Drogba mi ñu dara jaalee cérémonie boobee. jaajëf Ndeye Mati Dieng ci boobule reportage am na solo ñu jeexale kon tàggat yaram Pape ak wàllum basketball Tokyo 2020 Cheikh Sarr daal dinay feesal liste bi. liste que fukk ak ñaari joueuse maanaam équipe nationale bu jigéen bi la ñu war a teewal sunum réew ci préliminaire TQO tournoi qualification olympique 2020 jàpp leen ci liste boobee capitaine bi di Astou Traoré ak Yacine Diop ñi nga xam ne teewoon nañu ci Afrobasket 2019 fii ci Ndakaaru ñoom bokkuñu ci liste googee nga xam ne ñi ca bokk ñoo di Bintu Diémé Elma Kinta Malou Ndeye Khadijatou Dieng Ndeye Sène Oumou Khayri Thiam mi nga xam ne dafa dellusiwaat ci groupe bi Lalla Wane Ndeye Fatou Ndiaye Mame Marie Sy Oumou Khayri Sarr Marème Diop Maymouna Diarra ak Ndeye Thiama Camara ñoom ñooy fukk ak ñaari gaynde yu jigéen yu fas yéene bokk ci googe liste tournoi bi nag février atum 2020 lay am ginnaaw tournoi bi ñaari équipe ñoo fas yéene qualifié ci googule tournoi basketball Serigne Saliou fii la ñu yem ci xibaaru tàggat yaram yi. jaajëf Papa Ma Jaxate Sarr xibaaru caada yi bu bàkk bi daanoo tàbbal nu ci faram-fàcce gi. xibaaru caada yu wér te wóor. dañ koy tàmbalee kon wax ci Pape Diouf mi nga xam si digganteem ak Prince Art jeex na ñu bëri dañ ko doon wax nag waaye moom moo ko dëggal ni ki démb bi mu doon amal janloo ak taskatu xibaar yi mu ni kon yoonu boppam lay jël waaye tamit loolee terewul mu daal di gërëm bu baax a baax di nga xam si ñoo di waa Prince Art ba noppeet nam fésal ab album ci jamono ji nu jëm démb la doon amal kon janloog taskatu xibaar ci teewaayu Mamadou Sow ak Fatou Sow. ci teewaayu ay xaritam ay fansam ak i am di jàmmam Pape Diouf jot na amal démb ci alxamis bi ab conférence de presse te restaurant Dream moom woykat bi jot na firndeel li ñu bari ci askan wi doon lam-laamee. fan yi am na benn information yoo xamante ni mi ngi daw que ni Pape Diouf quitté na label bi mu nekkoon muy Prince Art loolu aussi damay ñëw pour dëggal ko waaye nag quitté bu rafet la ndax collaboration boo xamante ni ça date de 19 ans loolu collaboration bu ndaw loolu bu ànd bu ndaw donc bi ma ko waree def aussi def naa ko ci defin bu rafet ndax kër googu bi ma fay dugg dama fa dugg ci bunt bu rëy. ginnaaw génnam ci Prince Art jot na fësal groupe am bu bees bi mu duppee PDG maanaam Pape Diouf groupe. entreprise bu mag boîte bu tudd PDG su ngeen ko déggee mooy Pape Diouf groupe et ki nekk ci bopp bi mooy sama rak Makhtar Diop Soubatel ma am nag ak moom ay relation yu yàgg ça date de 15 ans bu ko matul li koy manqué fukki at ak juróom bari. Papis Konaté kenn ci ñi ànd ak Pape Diouf di ñu wax dellu seem ak artiste bi te xamle na itam dinañ ànd def liggéey bu mucc ayib. dama bëgg ñëpp comprendre ni dama fi dellu si waat pour yëkkatiwaat flambeau bi fa mu gën a sore. waaw loolu moom mooy sama mentalité quoi man mentalité battant laa yor donc dama bëgg tey à partir d'aujourd'hui ñu xam ni orchestre bi dafa jóg pour liggéey wax ju bëri nag dootuñu fi nekkati ci ay détails. laataa ndaje bee jeex moom artiste bile fësal na ay programme yu mu fas yéenee amal bokk na ci tey jii ci ngoon dina amal lancement singalam bu bees bi mu duppee Paris Dakar ak juróom-ñaar fukk ak juróom-benn ci ay bés yu mu signé ak label bi di Universal Music. jaajëf Fatou Sow ci boobule reportage xibaaru caada yi la ñuy des ba tey waxtaanee sér nekk mbir moo xam si daanaka tàmbali naa nax saay naam ni bu njëkk kon jigéen ñi moom rek la ñuy jëfandikoo waaye fi mu toll nii am na si jigéen ñoo xam si xamuñu sax ba xam woddu
càmmoñ lay féete wala ndeyjoor reportage Aminata Ba. Woddu moom gis naa ko def yàgg na. mu bokk ci li ñuy ràññee jigéenu Afrique waaye jamono ji mu jafe gis soxna bu oddu sër madame Ba ak soxna si dina ba turam sol tubéy liggéey bee tax duñ mën a takk sër. la plupart su may liggéey nag du lundi au vendredi donc yére tubaab laay sol moo gën a commode si xëy. non en fait damay liggéey su may liggéey je suis obligée parce que liggéey bi ma yor je suis obligée ma sol jean. Maguette ñu dajee ak moom ci mbeddi Ndakaaru yi mu oddu sër ndax lu mu fonk la. sër laa def parce que sër dafa baax jigéen dëgg balaa muy mat jigéen dëgg dafa war di odd cosaan la fi lañ ko fekk xam nga li ma sunu culture la. soxna yi di ñaax ndaw ñi ñuy oddu te wàññi tubéy yi. nañ dellu ci valeur yi rek parce que sër tamit quoi qu'on puisse dire dafa rafet donc xam nga ñun par rapport ak forme africaine seen forme donc les africaines ont des rondeurs donc mettre ko en valeur dafay baax. nañuy sol sër en fait da nga war a am aération un tout petit peu c'est vrai mën nañ sol jean parce que c'est moderne mais arrivé à la maison il faut nga bàyyi sa yaram mu reposé wu et tout bañ a collé. sër nekk cosaan bu bàyyi ko ci suñuy maam taxoon ba soxna yépp sër lañ doon jëfandikoo waaye jamono ñu toll mu mel ni lu nax saay ndax yëre tubaab yi. jaajëf Aminata Ba yegsi nañu kon ci gëstu bi tey ñu jaglele ko empire du Jolof nekk empire boo xam si ki ko taxawloon moo di Njaajaan Njaay empire du Jolof nag bëri na ay conflits yoo xam si nemmeeku woon nañ ko fa Fatou Sow. Jolof ab empire la bu nekk ci Sénégal Njaajaan Njaay moo ko sanc moo nekkoon sax buur bu njëkk ca Jolof moom moo dajale ethnie yépp ngir former empire bi ña sant Njaay ñoo jiite empire bu Jolof ñu leen daan woowee ay Jolof empire bu Jolof moo ëmb gox yi di Kayaar Bawol Waalo Siin Saalum Tegruur Fuuta Tooro Ñaani ak Bambuk dëkk yi yépp ci diggante Sénégal ak Gambie la nekkoon ci njeexintalu 12e siècle la ko ñu sant Njaay sanci ca njaalbeen xeet yi ñoo fa sancoon di wolof pël séeréer ak soninke ci atum 1549 la empire Jolof daldi tas ginnaaw faatu ki fa mujjee nekk buur di Lelle Fulli ñu faat leen ci xeexuk Dankiba Jolof dañ ko xaaj ay lamaana ñoom ñépp lamaan jiite leen lamaana yooyu itam ñu diviser ko ay commune njiitu lamaan yépp di ay kàngaame capitalu empire bu Jolof ci ville bu Ceng la nekkoon ci tasuk empire bi lañ yóbbu capital ba Yang-Yang Jolof bokk na itam ci empire yu gën a fës ci taarixu Sénégal. jaajëf Fatou Sow Midi Culture ñu jàll ci gan gi. Midi Culture ganu xibaar yi tey ñuy dalal Mame Wuri Thioub ci waxtaan wi kon réalisatrice bi daal dina ci waxtu lu yaatu jëmale ko ci film documentaire bi mu duppee 5 étoiles te mu bokk ci édition 2019 bu journée cinématographique yi waaye tamit ay jaar-jaaram laaj ak tontu dox na digganteem ak Papa Madiakhate Sarr. Mame Wuri Thioub maa ngi lay nuyu ngay ab réalisatrice sénégalaise génnee ab film documentaire boo duppee 5 étoiles bi war a dem ca festival cinéma bu Carthage ndax mën nga ñu wax tuuti ci googule film bi ma def mu ngi tudd 5 étoiles ñu sélectionné ko ci festival aux journées cinématographiques de Carthage yi war a am ci semaine bi di ñëw film la bu ma def à Lille en France ci mbiru xale yi nga xam ne dañuy jéggi géej gi désert bi di jaar Mali pour dem Libye pour mën a egsi en Europe fi ma defee film bi foofu à Lille dëkk bi nga xam ne Faidherbe bu foofu la jóge ci dëggu dëkk bi am na benn statue bu rëy ba nga xam ne Faidherbe lañ ko jagleel ci kanam statue boobu chaque semaine ñi nga xam ne amuñu këyit en France dañuy organiser manifestation di romb statue boobu ci ñi amul këyit ñooñu am na ci ñi nga xam ne ci géej gi la ñu jaare loolu moo taxoon ma def film bi pour justement xool relation boobu colonisation bi li mu jur tey. film bi nga duppee ko 5 étoiles lan moo tax nga taamu tur boobu. 5 étoiles la tudd parce que xale yooyu bu ñu ñëwee du ñu am fu ñu dëkk dañoo jël benn lieu ba nga xam ni usine bu màgget la ñu transformé ko dëkkukaay mais usine bi dafa xaw a kéemaane quoi usine bu ñu abandonné la amul toilette amul dara ñu am fa ay conditions yu jéggi dayo te ñoom ci seen bopp ñoo ko tuddee 5 étoiles comme booy wax hôtel 5 étoiles. nga yëngatu ci wàllum réalisation film documentaire lan moo la motiver ba nga dugg ci loolu. bi ma doon def génie en herbe maa ngi doon dem RTS première chose bi ma fa njëkkoon a intéressé mooy justement caméraman yi instant yooyu Belisi moo nekkoon RTS moom moo doon filmer et je me rappelle que moom ak nem si yàlla Ibrahima Ndong ñoom ñaar laa doon waxtaanal ba ne leen dama bëgg nekk man tamit comme ñoom ñu jël nag caméra bu diis indi teg sama mbagg dama gis ni
lii nu mu diisee yow mënoo ko def yow jigéen nga pour wax ma ni loolu ça demande en fait condition physique ak yooyu ba finalement bon peut-être dama occulté woon loolu ma continuer nekk journaliste léegi bi ma nekkee journaliste dem formation université Saint-Louis fa laa gisee master réalisation documentaire bi ma inscrit ci la duggee ci cinéma documentaire mais parce que aussi dama bëggoon wax ci sama cosaan. ndax mën nañu xam tey jii lan moo di say projet. bon instant bi maa ngi liggéey ci ay projet parce que film bi ma doon wax léegi Fifiré en pays Cubalo ma def à Matam bëgg naa def suite bi liggéey un peu ci Penda Sarr bi dëkk Ngawle nga xam ni figure historique la ci Cubalo yi ñu bëri xam nañ ko ñu ngi bëgg naa suite Fifiré bi nekk justement sur moom mais am naa tamit yeneen projet yu ma tàmbali yaa nga xam ni maa ñaan yàlla daal mu yegg ci jàmm. Mame Wuri Thioub ñu ngi lay jaajëfal ngay ab réalisatrice tey yaa nekkoon sunu gan ci Midi Culture. cant ngërëm ñeel na la yow tamit Papa Ma Jaxate Sarr ñu xooli li yëgle kaay xëye tey. li ci yéene kaay yi ak Serigne Saliou Seck. mukk mënta nekk ak yaakaaru moo ko woon kàddu la yoo xam ne ñi xam politique dëgg dañ ne amu ca ndax nag lu ca bees waruta bett kenn ci lenn Le Quotidien langu politique gi kay am na leneen lu ci bees ubbil yéene kaay bi journal bi ne opposition bi di ku jégi taxawal nañ kuréel gu yees goo xam ne ñi ko seq ñoo di Idrissa Seck Maître Madické Niang El Hadji Issa Sall El Hadji Malick Gakou Pape Diop ak Hadjibou Soumaré te booba fekk na Abdoul Mbaye Mamadou Lamine Diallo ak Thierno Alassane Sall taxawal seen kuréelu bopp duppee ko CRD Ousmane Sonko nekkoon ca geneen wet ga di doxal ak jot na journal bi ne lii lépp nag lu muy tekki moo di ne ñi fare ci kujje gi noppi nanu ngir jaamaarloo ak nguur gi fi nekk ñoom it booloo defub dànk gannaaw bi président Macky Sall joxantee loxo ak président Abdoulaye Wade La Tribune ne dëgg la tey it ndaje ma am na te gaa yi ñoo ngi ci yoonu defi fu ki yore wàllum yoon ci réewum Sénégal moo nekk ci xët u njëkku L'Observateur ubbil yéenekaay bi journal Rue 15 angle corniche bi tey ministre de la justice garde des sceaux la dalal di maître Malick Sall mu fay xamle ni ubbi nañu enquête ci mbiri Karim Meïssa Wade bu fekkee mbiri Moustapha Ka ak Samba Ndiaye Seck di ñaar ñi doon tubayul Karim Meïssa Wade garde des sceaux nee na bu nu leen dàqul woon itam ñoom ñooy jëlal seen décision bopp tekki seen ndombal tànk waxe ñetteelu mandat maître Malick Sall li mu ca xamle moo di def ni apéris yu bëri def ne du ca wax waxi yoon te ñu bëri wax ni mooy yottu Ousmane Sonko ci la réew mi quotidien xëy di wax ubbil yéenekaay bi journal bi ne ci coowul 94 milliards yi Ousmane Sonko tuddoon Mamour Diallo Ousmane Sonko képp kuy mbokkam nekkoon na gaaw uti ñaan ndax nag gannaaw mbàkke yu ndaw yi doon sàkku yoon teg ko loxo bii yoon rawatina tey ci aljuma ji ca Tiwaawan Njaasaan ak Pire am na kilifa diine yu fay defi ñaan ak i dok ngir yoon teg ko loxo moom Ousmane Sonko waaye it musiba dal ci kawam mbirum yoon itam dala dina ci kaw Abdoul Mbaye Libération ne la tax ñu wax ko moo di ne coow li dox ci diggante Abdoul Mbaye ak jabaram ja woon jeexagul ndax nag ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru octobre bi nu dëgmal ci la nara wuji waat tribunal yéenekaay bi yokku ci ne moom Abdoul Mbaye sax li ko yoon wax ba fii moo di ne mu jébbal jabar ji lu tolloo ko juróom fukki million ci xaalisu CFA loolu nag la ki fi nekkoon premier ministre ba noppet jiite parti bii di acte ne xalaatu koo def mbirum yoon itam Babacar Mbaye Ngaraaf dina ca wuy ji waaye nag bii yoon ci coowul Aliou Sall lay doon te coow loole yéenekaay bi nee na bëri na ay punkal yoo xam ne dinañ leen ci convoqué waat ngir ay enquête yéenekaay ci calcul yi président Macky Sall nekk la xëy fesal ci waxatam journal bi ne lépp nag moo ngi tënkoo ci boole élection locale yeeg élection législative yi ci atum 2022 te loolu bés bu amee manees nanoo wax ni président Macky Sall dëggal na xalaatub Aïssata Tall Sall maître Djibril War wax na luy tàkk te du fay ubbil Vox Populi maître Djibril War ne dootunu nangu benn yoon seenu parti di parti APR nekk lëm moo xam ne bukki wala lu bu jukk daw laqatoo fa ñu wër président Macky Sall nag di kompaloo ko defi yëf li leen maître Djibril War wax weñ wu ca dal dee wax ji soxna Aïda waxoon ba tax xalifa bi mere ko daanaka yéenekaay yi nu xëyandool ñoom ñëpp a xëy di nu xamal ne Serigne Mountakha Bassirou Mbacké nee na jéggal na soxna Aïda Diallo gannaaw bi mu sàkkoo ci moom njéggal laas ne waaye xalifa bi boole na ca xamal ko ni mu topp digaley lislaam te ànd ko dal la enquête yéenekaay ne Serigne bi jéggal na soxna si ba noppi digal ko léegi ko ne coow li ko topp moom soxna Aïda Diallo moo tax mu nar a jël roppalaan génn réew mi te boo moytuwul bésub gàmmu sax du ko fi fekkat leen ma ci xët wu njëkku léegi ko Ouzin Keita akub xaritam ñoo fa nekk nee na ay agresseur leen dogale dóor leen ban leen di toggalum xewar boole ca nangul lépp lañu yore woon te lépp moo ngi xewe ca Malika fu soriwul dara Malika moo di Yëmbal Nord sem ba fa nekk police jàpp na fa benn professeur mathématique gardien école ba ak benn dawalkatu saret ndax danoo lëkkaloo woon di sàcc table ba ya nekk ca école ba di ko jaay
mi ngi noonu kon nekkoon mbokk yi li yëglekaay yi xëyee suba ak tey ñuy jeexale kon jotaayu Midi Culture ak wàllu musique tey ci aljuma ji moo sabab ñu leen di digtal wooyu frère Guissé yi ñu duppee La Ilaha Illallah ñu jëlee ko seen album Made in Sénégal 2015 la génnoon ñu teewlu. Kasito kanujanta dendara Mayama kasito kanujanta koloro marama sadiyo Ime sayama nyine Dani sara kanto Dani sara dunia Afa mala kalumano sayama nyine Moke mofe mi ngi noonu mbokk yi kon foofee la ñu yam ak yéen ci Midi Culture di jaajëfal ñi ñu doon bàyyi xel ci 99.4 ak ci www.kingfm.sn cant ak ngërëm ñeel na bu baax a baax Daouda Gueye mi nekkoon ci machine bi production Kader Lo digital Yacine Pouy réalisation Dissa Prera léegi kon da ngeen di wëy ak programme yu King FM lu mooy looloo maa ngi jaajëfal képp ku jàpp ci Midi Culture ba mu yemb mbokk yi yàlla na jàmm yàgg. Midi Culture.